ñëwati nañu am mbégteeg ca waxte di feggoog yéen ci xibaaru bés bi file ci Seneweb lu ci gën a fës bokk na ci mbirum carreleur bi lee El Hadji Diaw moom nag moo faat ba noppi sànni ne wub apprenti wam bile di Fallou Gueye nga xamante ne ni benn ay bés rek la ko gunge ca boobu liggéey moom moomee nag ba mu ko faatee ba noppi newam la sànni ca bassin bu nekk ca benn kër ga ñuy tabax te yembagul di mbir mu doy waar ba mu noppee nag la ca dal di tukkeewaat lépp dinañ leen ko xamal lu bees am na ci mbirum juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yi ñay donn nag ndem si yàlla Ousmane Mbengue yuy xëccoo ko homme d'affaires bi le di Tahirou Sarr titre foncier woowee bàyyiwuñu benn yoon ñoom nag tànk yañ taxawee jamono jile dinañ leen ko dal di xamal fanweeri milliards ci suñuy koppar loolee la état bu Sénégal bëgg a jël ci opération njaayu ba benn pàcc ba surface foncière hôpital Aristide Le Dantec ngir assurer financement wu tabaxub rek infrastructure bu bees ci boobule site lu ñeel langue politique bi dinañu ci àddu dañuy wax ci ñaxtu ba nga xamante ne ni ñaxtu gu rëy la coalition gu kujje gi lee di Yewwi Askan Wi daal di koy woote ni ki tey jile ci àllarba gi yemoo ko juróom-ñetti fan ci weeru juin préfet bu Ndakaaru daal dina siy joxe décision woom conseil constitutionnel daal dinay jeexal tàkk débat bi ci recevabilité wu liste yi ngir lu ñeel élection législative ya ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 kenn amul droit nag prolongé boobu les débats du samay kàddu Idrissa Seck njiital 16 moo ko xamle moom moomee sax daal dinay wax ay dëggam ñi nga xamante ne ni ñoo faree ci kujje gi ba tey mbirum Idrissa Seck lañ ci àddu bokk na ci rek tawat ba nga xamante ne ni mi ngi koy wëyaalee taxoon mu dem ci réewum France faju ji ñuy bëri nag yaakaaroon nañ ne Idi daal dinay wër waaye nag moom moomee wuute nag la nga xamante ne moom la nit yi xalaat wa ilaa moom la ñu jàpp ndaxte njiital 16 ville ba tey wëragul ci tawat googee muy wëyaale la depuis ba conseil constitutionnel rejeté nag listam bi ngir élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 njiital coalition gëm sa bopp noppiwul di def ay sortie moom nag Bougane Gueye Dany daal dinay génnaat bi la yoon nag si lu ñeel doxum ñaxtu bu Yewwi Askan Wi di amal ni ki tey jile ana rek fan la ca fare daal dina koy xamle Benno Bokk Yaakaar lancé na reconquête Ndakaaru ba noppi fas yéene janoog Yewwi ngir lu ñeel élection législative yi ñoom ñi leen nag fas yéene wu rek bàyyi benn yoon wa ilaa wëyandi di seetaan rek coalition nga ku jégi di Yewwi Askan Wi ñuy def la leen saf ci dëkk bi choc no stress daal dina yëkk rek Ousmane Sonko lu mel ni xeme moom nag ab vidéo la def daal di wax Sonko ay dëggam di kaddu yu ñagas te ñaaw ya nga xamante ni daal dina koy teggal ci ndoddu njiital Pastef bi loolee yëpp bu yembee daañ si toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar keppe mbokk yi li leen moo gënoon a fës si lu ñeel wàllum tënk bu ngeen taaxirloo rek nees tuut gannaaw bàkk bi ma feggoo waat ak yéen si lu ñeel yaatal mu nga ko bàkk ba jib na nuyu leen bu baax a baax yéen ñu ñuy teewlu waxtu wi temb na ma leen ko diggee woon rek laa koy dal di defee gannaaw ba mu àndeek moom benn ay bés carreleur bile di El Hadji Diaw daa faat ba noppi sànni ne wub apprenti wam bile di Fallou Gueye ca biir benn bassin bu nekk ci benn kër ba ñuy tabax te yembagul ba mu defee jëf ju ñaaw jilee ba noppi waa ji ay atam toll si fanweer ak ñaar daa simulé kaawu lab ngir nëppal jëfam joojee waaye nag waa commissariat bu Touba daal dinañu koy teg loxo gannaaw enquête ba ñu ca def mbir mi ngi am samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ca quartier Daaru Minam bu Touba ba police defee nag constat ba noppi la ñu daal di yóbbu néew ba Fallou Gueye hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ñu nemmeeku rek ay gaañu ci baatam wi jëbi ak loxoom ya El Hadji Diaw nag defeere nañu ko démb si talaata ji ca parquet bu Diourbel ngir faat bakkan ca diwaanu Tivaouane lay jubali sage femme bile di Awa Diop ak aide infirmière bile di Koumba Mbodj ñoo ngi ci kaso gi depuis ñetti fan ci weeru juin ñaari soxna yooyee nag ñoo ngi leen placé sous mandat de dépôt si lu ñeel lakk-lakk ga nga xamante ne moo amoon hôpital bu Tivaouane fukki bébé ak benn ñàkk ca seen bakkan nekkul ne nag ñoom ñaar képp ñoo war a janook yoon ca boobulee mbir ndaxte bu ñu sukkandikoo ci observateur àttekat bu yor dossier bi visé na tamit yeneeni présumé responsable yi directement wala indirectement wu drame bi si ñoom bokk na ca électricien bu installé courant ba fa jëyee ga amee ak tamit ka ko jox boobulee marché
lu tax nag ñu ciblé leen du leen lu dul lu rapport comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité conclure ne daal lakk boobee benn court-circuit moo ko sabab naka noonu la ñu relever fukki anomalie ak ñaar ci installation yi. lu bees am na ci mbirum juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yi ñay doon ndem si yàlla Ousmane Mbengue ñuy xëccoo ko homme d'affaires bile di Tahirou Sarr titre foncier woowee bàyyiwuñu benn yoon donte cour d'appel daan na état bu Sénégal ngir mu fay ko juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards waaye teewul nag ñu décidé contre-attaquer seen avocat servir na sommation ki lee di Tahirou Sarr ñaari fan ci weeru juin ba noppi taxaw temb ngir engagé rek jëmale ci moom yeneeni procédure judiciaire yu bëri avocat wu ñuy donn ndem si yàlla Ousmane Mbengue nag daa fas yéene yónnee homme d'affaires bi ab assignation ngir lésion si bu rek réagirul ci sommation bi ba loolu weesoo la si avocat bi yokk beneen assignation ngir procéder loo rek session judiciaire bi ay droit réelu expropriation bi si lu ñeel 121 hectares yi di titre foncier bu waral coow li avocat bi écarté wul tamit ab procédure en faux jëmale ci acte notarié wu rek li ka ba bu ne Tahirou Sarr moom boobule titre foncier ci boobule perspective sax avocat ba daal dinay sàkku ci direction des impôts et domaines ngir daal ñu mettre document boobee ci disposition wam ma junj leen ko ci bopp xibaar yi fanweeri milliards si suñuy koppar la état bu Sénégal bëgg a jëkk rek jël ci opération njaayu ba benn pàcc ba surface foncière hôpital Aristide Le Dantec ngir assurer financement wu tabaxu ba infrastructure bu bees boobee ci boobule site bu ñu sukkandikoo ci ab source bu jege dossier bi état mën na bañ a leb wa ila def montage financier ngir renforcer boobule plateau médical ñetti hectares nag la ñuy jaay 3,5 hectares yu des ñu def ko hôpital bu gën a moderne koppar buy jógee ko ci njaayu ba terrain yooyee nga xam ne njëgu ba mètre carré bi du gën a néew 1 million dinañu ko def ci ab compte ba ñu ko jagleel dinañu amal ay réunion yu bëri sax fii ak ay bés si diggante différents acteurs yu impliqués ci boobule projet bokk ci fonds souverain d'investissement stratégique ministère de la santé ak administration hôpital politique dama koy dooreek ñaxtu gu rëy gu coalition gu kujje gi di Yewwi Askan Wi fas yéene amal ni ki tey jilee ci àllarba gi juróom-ñetti fan ci weeru juin préfet bu Ndakaaru nag daal dinay joxe décision am autorisé seen ab doxub ñaxtu boobee place de l'Obélisque la ñu ko fas yéene amalee lu ko dalee 15h jàpp 19h comme nu ko ay leader boobule coalition sàkko ñu doon janoog nag taskatu xabaar yi ni ki démb si talaata ji Ousmane Sonko Khalifa Sall ak seeni ay ñooñ xamle woon nañu ne daal ak lu mënti am gisuñu la leen di teree amal seen ab doxub ñaxtu bile ngir dénoncer ay jëfinu pouvoiru njiitu réew mi Macky Sall. Conseil constitutionnel jeexal na takk débat bi ci recevabilité wu liste yi ngir élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 kenn amagul droit prolongé boobule débat ci rek yeneen forme du samay kàddu njiital conseil économique social et environnemental di Idrissa Seck moo ko xamle si bañuy rek amal ab ndajewu ay leader Benno Bokk Yaakaar démb si talaata ji juróom-ñaari fan ci weeru juin si noonee leader réew mi di Idrissa Seck daal dinay woo ñooñee mu doon rek àndal nga xamante ne ñoo faree ci kujje gi ngir daal ñu topp décision àttekat constitutionnel bi ndax bu conseil constitutionnel joxe décision acteur politique yëpp dañu ko war a jëfee moo xam nga nekk ci pouvoir bi wa ila nga nekk ci kujje gi lu ñeel nag bopp listu Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré daal dinay nemmeeku ay appel répété à l'insurrection ba noppi di koy dénoncer ba fu baatam toll lu ñu dégg moment yu mujj yi le appel à l'insurrection la di loo xamante ne nii nanguwuñu ko ci démocratie mu xamle ko moom rek Mimi Touré mu koy dénoncer. ci mbirum Idrissa Seck sax laay des ak yéen ba tey moom nag njiital parti réew mi daa am ay jafe-jafe ak baatam wi ñu bëri nag yaakaaroon nañu ne wër na gannaaw tukkee mu yàgg wax ci réewum France waaye nag wuuteeg loolee Idi wëragul bu ñu sukkandikoo ci Les Échos démb sax ba ñuy amal conférence de presse ay leaderu majorité présidentielle bi la ñu nemmeeku jafe-jafe yu njiital sees bi am rek ci baatam wile mu tranchant lool d'habitude Idrissa Seck mu ñu doon dégg ci anam gu métti discours bu rek modéré la wax mu daal di si yokk ne dafa nay lool ci ay kaddu foofee nag la jafe-jafe baatam ay dal di rek ñëwee wa ila dal di feeñ. Depuis ba conseil constitutionnel rejeté listam ngir élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022
njiital coalition gëm sa bopp noppiwul di def ay sorties ci déclaration wam bu mu def sax démb si talaata ji. Bougane Gueye Dany daal dinay rafetlu initiative Yewwi Askan Wi tey woo rek force politique yëpp ak citoyenne gi ngir daal ñu mobiliser wu waxtu yi nag jot na ngir ñu boole suñu doole. Macky Sall ak nguuram dañoo war a xam ne kujje gi pare na ngir affronter leen même bu dee politique histoire gentleman la waaye njiitu réew meek nguuram comprendre uñ ko dinañu nag janoog ñoom ba fu mu yem neex li ni mel moo tax ay ndaw ba gëm sa bopp dinañu ma teewal ci doxub ñaxtu bu Yewwi Askan Wi di amal tey jile mu xamle ko moom jiital boobule coalition di Bougane Gueye Dany. Benno Bokk Yaakaar daal dinay lancé reconquête Ndakaaru ba noppi fas yéene janoo ko Yewwi ngir daal lu ñeel élection législative yi bu ñu sukkandikoo ci las ñooñee fare ci mouvance présidentielle bi nga xam ne fàttali nañu lu bëri lu Macky Sall réalisé file si Ndakaaru dañoo jàpp ni dañoo war a daal nekk ay thème campagne gannaaw loolee la ñuy woo tamit militants yeeg sympathisants yi si Ndakaaru ngir daal ñu mobiliser wu jànnoo ko initiative ku jégu organiser rassemblement bu rëy tey jilee ngir daal nee nañu yàkkate ay biens publics ak privés si département bu Ndakaaru gannaaw investissement yu bëri yu état def ngir moderniser suñu capitale bi. Responsable Benno Bokk Yaakaar yi daal dina ñuy woo tamit Dakar waaye ngir daal ñu daan woote ba violence yu yilee nga xamante ni Yewwi Askan Wi ñu ngi koy woote. ci fàttali bopp liste nationale Benno di am madame Aminata Touré ak ministre bi lee di Mor Ngom coordonnateur secrétariat exécutif permanent bu coalition présidentielle bi teewee nañu boobule réunion. benn pàcc ci kujje gi dañoo bëgg a yee fitna ci suñu réew mi lee di Sénégal du samay kàddu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma moo ko xamle tey woo rek ñoñam yi Benno Bokk Yaakaar ngir ñu mobiliser wu janook Ousmane Sonko ki ñoñam ci ab ndaje nag bu ñu doon amal démb ca diwaanu Touba. Responsable APR bi lancé na mise en garde kujje gi dañoo am responsabilité janook benn opposition anti-républicaine dañoo am responsabilité défendre comme soldat yi ci caserne yi suñu réew mi mu avertir ko moom chef religieux politicien bi ba loolu weesoo mu yokk ci ay kàddoom ne ñenn ñi dañoo bëgg a bloquer réew mi ba noppi installé fi climat insurrectionnel. ba tey ngeen di tataan xibaaru bés bi file ci Seneweb. choc no stress daal dinay attaqué njiital Pastef bi Ousmane Sonko yëkk ko lu mel ni xeme wa ilaa loo xamante ne wëñ bu ca daanoo dee ci ab vidéo nag la yëkki ay kàddu ne ko Ousmane Sonko xaw ma Sonko mu sell mi xaw ma Ousmane Sonko mu dof mi waaye yow selloo yiwuloo bandi salte nga dangay xeexloo sénégalais yi rek guddeeg bëccëg ñu leen di rey gannaaw loolee mu daal di koy nag dankaafu ne ko soo bàyyiwul sénégalais yi ngay woo di leen di yóbbu ca palais ñu leen di rey dinaa la def lu ñaaw naka noonu ne la jaaree sax fu ñaaw lool jëmale ci Ousmane Sonko naka noonu la ko ne nag yeekatu fit nga Ousmane Sonko may ñu jàmm Macky Sall moo la gën ci réew mi moo baax ci réew mi ngi tabax di inauguré waaye yow Sonko inauguré woo fi tous ba noppi sonal ñu gannaaw kàddoom yi rek yow yee mu jagleel Ousmane Sonko ne nag xam na ne pro Sonko yi dinañu ko yëkkati lu mel ni xeme. noonu laay xuusee ci xibaaru tàggat yaram ñu bëgg rek ñoddi Sadio Mané si ñoom Bayern Munich fanweeri million euro la njëkkoon a tegg ca table ja Liverpool daal di koy won gannaaw weekend bi ñu génn nag dirigeant yu Bayern Munich formulé nañu offre fanweer ak juróomi million euro yokk ca 6,5 million ngir daal satisfaire Reds yi waaye bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot Liverpool dafa bañaat ñaareelu offre Bayern Munich googee daal di koy du mujj Liverpool nag fas yéene wula rek brader joueur sénégalais wam boobee di Sadio Mané donte Bayern Munich nag xoolaat na offre bi daal di yokk ngir am star sénégalaise bi waaye convaincre la benn yoon ñi leen di Reds yi li ni mel nag doon na luy firndeel ni ñoom ñooñee di Bayern Munich wax nañu rek yokkaat seen ab loxo ngir jéem a convaincre Liverpool ngir rek jot ci Sadio Mané comme nañu ko bëggee. match Sénégal Rwanda bi laa koy ndar keppe nu Sénégal réussir nag démb ci talaata ji seen match beeg Rwanda hold up bu jaar yoon la donte ñëpp dañoo yaakaaroon ne nag dañuy tembo Sénégal mujjee na am ndam ci kaw Rwanda ci seconde yu mujj ya si lu ñeel ñaareelu période ba ci ab penalty bu Saliou Ciss am ci rek simili bu mujj bi Sadio Mané transformé ko si la suñu gaynde yi amee ndam seen ndaje boobee nag moo nekkoon ñaareelu bésu poule L bi ci lu ñeel éliminatoire yu CAN 2023 bi ak nag seen ñaari ndam yilee suñu gaynde yi am nañu lépp
lépp rek juróom-benn ndam ba noppi jël option bu sérieuse ngir lu ñeel qualification bi mu ngoog xibaar ya buur na jaajëfal naa leen bu baax a baax yéen ñu ko doon teewlu fépp ci àdduna bi diggati leen daje ba ëllëg ak jàmm ak yeneen i xibaar ba tey file ci Seneweb TV.